salaamaaleykum ñoo ngi leen di dalal ci TV Darou Salam tey nag comme niñ koy faral di defee chaque fois dañuy am ay invité yoo xam ne dañu am jaar-jaar ci fu ñuy dëkk tey nag ñoo ngi dalal Pape Seck dama koy bàyyi rek moom mu expliquer ñu moom jaar-jaaram moom nag responsable PDS Campanie quoi Campanie mooy région boo xam ne moo ëmb tamit Napoli donc Pape na nga def. salaamaaleykum wa rahmatullah d'abord luy dama bëgg nga may ma rek permettez-moi ma remercier leen d'abord remercier TV Darou Salam ndax seen liggéey pertinent yi nga xam ne si ne remarqué nañ ko ci yéen muy ay engagements yoo xam ne c'est des engagements personnels ak bëgg-bëgg gëm-gëm su ma jógee ci loolu nag bon mën naa la wax man maay kan. Bon, Pape Seck, ben Sénégalais parmi tous les Sénégalais. Yàgg naa Napoli, j'ai fait plus que 29 ans def naa ko Napoli liggéey nañ fi ensemble ak yéen ci association sénégalaise ndax jiite naa association bi presque 17 ans kon dëkk bi xam naa fi lu bari nekk naa fi nag am na responsabilité yu bari yoo xam ne yor naa ko fi concernant avec le consul honoraire ak yeneen yoo xam ne si lépp ay responsabilité nekkoon naa fi aussi conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur comme membre boo xam ne juridiction Italie Europe la yooyu yëpp ay jaar-jaar la ci kaw tënk rek xam nañ ne moo tax ma leen naan dama leen di remercier parce que Sénégal de l'extérieur dañuy nit ñoo xam ne si homme de ressources lañ comme ni ngeen koy defee et toujours avec les Sénégalais kon nag ci kaw tënk foofu rek laa mën a jaaragun ak yow di membre comité directeur bu PDS bu Italie en même temps di responsable di PDS boo xam ne si ne campagne la loolu aussi ay ndomba tànk yoo xam ne jóge na ci parti bi encore muy samay responsabilité aussi. donc bi ñu jàllee ci présentation ba pare léegi li ma bëggoon ñu njëkk waxtaan mooy comme ci 31 décembre bi. dégg lañu président bi mu ñu wax nañu tuuti ci li mu jot a def donc bilan ak loolu yëpp quoi aussi bien bi mu waxee bi mu defee discours de la nation après bi jot na jëflante ak journalistes yi pour wax leen gis-gisam ci dëkk bi yow léegi nan nga gisee ñaari discours yooyu mu jot a def ak waxtaan bi mu def boobu ak journalistes yi ak noo gisee bilan Macky Sall. alors muy li nga xam ne si ne aussi lu am importance la ndax discours président képp ku ko déglu war nga comprendre fan la jóge ak fan la jëm ndax discours politique lañ ci dugal muy benn mais nag attention président du ma ne liggéeyul mais nag bëri na lu mu liggéeyal Sénégal mais lenn lu ne ak lan la coûté Sénégal il faut nga xool projet président yépp A ba Z benn projet bu président def Sénégal da nga naan lan la coûté Sénégal kon nag dafa am importance gis nga man su ma la dee liggéeyal c'est important mais ci kaw liggéey bi ma lay liggéeyal aussi dama naan la lii kat dërëm la lay jaral dërëm lay jar ci àdduna bi man mën naa xëy na lee man ak yow mën nañu dikk dërëm ak genn wàll mais nag su fekkee dërëm lay jar mu bëgg ma dikkal fukki junni kon nag léegi affaire boobu dafay mettiwaat ak man loolu mooy projet président yi yu ci ëpp ndax discours bi wax dëgg yàlla maquillé nañ ko rafet na wax na ko noo xam ne noonu la ko bëggee woon muy campagne déguisée parce que il faut mu wan ne bilan bi léegi lii mais lenn lu ne ci rek def leen li ma la wax muy chaque Sénégalais parmi vous nga xam ne ay intellectuel ngeen war ngeen a mesurer waxi président ak lan la ñu coûté. li nga bëgg a wax daal mooy ne dafa bëri ay jalgati ci biir liggéey boobu mu jot a def. mais man dama remarqué bi ma defe naa parmi tous les Sénégalais yi nga xam ne si am na lu ñuy am na réflexion bu nekk ci ñoom gis nañ ko ndax luy jar dërëm nga ne fanweer lay jar wala junni lay jar aussi day metti ak ki nga xam ne moo koy fay loolu mooy suñu problème ak nos gouvernants parce que boo ma bëggee gouverner d'accord naa man ma jox la moyen privilège bi nga soxla lépp nga am ko à 100% bu dee sécurité bu dee loo xamee ne si ne moom nga soxla des moyens tu as moyens yi lépp taxaw mais nag li ma bëgg est-ce que am naa ko loolu c'est la question foofu lañ jëm ndax président wax dëgg yàlla dafa am dige yu bari yoo xam ne da koo tegaloon xale yi muy
emploi des jeunes muy loo xam ne lu amoon solo la amal importance la population sénégalaise ñëpp doon ko ci xaar nag ci xaar bi ñu ko ci doon xaar nag est-ce que parmi vous yi nga xam ne si ne bon boo xoolee à la Casamance peut-être information ya nga fay am amuma ko ndax bi ñu demee ba 2 mois des élections lañ commencé wax président def na fi lu ëpp lool ndax président boo xoolee encore conseil ministre décentralisé bi xam nga président liggéey na ci lu bari région bu ne président dem na fa ñu def fa conseil ci conseil yooyu aussi bilan boobu aussi président waroon na ko jaarale ci tey ci discours à la nation wax leen ne leen kat man kat bi ma defee conseil yi léegi lii moom la jur gis ngeen ko mais boo xoolee déplacé. moom doo xoolee bu baax de ci nee na moom ci discours yu mu jot a def nee na créé na presque 500 000 emplois. non par exemple 500 000 emplois bu ñu ko créé kan la ñuy nax bu fekkee ñi koy gis kay gis nañ ko. yow kay xam nga yow mën nga maa jox ay preuve keneen mën na ma jox ay justification parce que man bu ma nee région bi ma dëkk wax dëgg yàlla ña ma doon dimbale daaw ba léegi ñi ngi may ñaan dimbal ci ay xale ay ñeneen yow itam defe naa lu mel noonu war na la wokk wala mu xuri la loolu foofu laay xool ba xam ndax yow gis nga ko yow mi ma posé la question d'accord naa ak yow pour répondre sa question mais man gisuma ko réellement ndax li ma gis daal metti na ci Sénégalais yi. su ma sañoon aussi ñun tam mu yaraat ñu delluwaat ñu ci beneen méthode ndax tey mënoo ne tey rek su ma nekkee ministre nekk milliardaire yor ay voiture yor leneen ak leneen loolu aussi lu nga xam ne si ne vraiment loo xam ne ñun ñëpp waroon nañ ko di ko jàngate parmi vous yi nga xam ne si ne am ngeen transmission des médias ngeen commencer sensibiliser nit ñi ñu gën a comprendre ndax liggéey yor loo xam ne si ne mën nga cee jariñ sa bopp jariñ ci keneen moo gën yow nga jël loo xam ne doo ko jariñoo doo ci jariñ keneen ndax lu ci ëpp ci non gouvernant loolu la ndax li ñu yor fonds yi mën naa nekk feneen du ma ko jariñoo doo ko jariñoo donc yooyu aussi da leen ko sóoraale quoi. léegi nag souvent dañuy ne Macky Sall daal moom day denc ay xaritam ak ñi mu ko sékkal du ñu duggee ci loo xam ne ay njaaxum. dara du leen ci fekk mu jàpp waa opposition yi daal di leen tëj wala ku mu ci foog ne yow war na mën a am dara pour tëj la mu tëjaale la quoi. ah mais loolu kay kon ko ne teg sa bët xale bi raam sax boo ko waxoon moom mu xam lool. ndax defe naa ne problème bi amoon université ñëpp xam nañ ko déggoo keneen wax ci Prodac ñi ngi wax am na ministre bu ñu accusé 72 milliards ak ñeneen. problème LONASE bàyyi loo ak ñeneen du ma tudd turu kenn mais nag dama ne la yooyu yëpp ay fait la yoo xam ne si c'est palpable OFNAC président wax dëgg yàlla bi mu ko préyee de ñëpp ko àpp ñëpp ci kontaanoon ban résultat la génne directrice bi fa nekkoon nga xam ne si ne moom jëloon na intention liggéey pour le Sénégal nga xam ne les biens des Sénégal la bëggoon a conserver téye ko di ko conserver lépp lu ci mën a am mu bind rapport am jox ñam ko war a jox est-ce que am na résultat. nan lañ ko def dañu xëy ba wàcce dàq ko fa lu tax ñu dàq ko parce que lii laa bëgg lii moo fi nekk man moom laa lay jox yaa ma wax liggéey lii la ma gis lii laa gis nga ne ko lu tax ngay gis lii doo gis li ma la gis fi ma bëgg a gis ngay gis nit ki du gis lu du gis loo xam ne si ne wax dëgg yàlla bu ki kenn ragal na yàlla gëm ne nit la koo xam ne si ne fi ñu ko teg ay privilèges lañ ko jox koy moyen muy liggéey pour population bi muy liggéeyal population bi war na yëg ne kii kan man lay liggéeyal. ndax population bi nga xam ne da nga koy gis ci mbedd mi amul ay moyens mënul liggéey amul leneen yow ñu jox la oto véhiculé sécurité tout ce que tu as besoin ñu jox la ko nga am ko ni mu la neexee te ba pare man mënuma rendre benn service boo xam ne si mën naa xam ne lii mooy résultat yi président xoolal mbokk xoolal lim fi créé ah y a combien de choses yoo xam ne on a créé au Sénégal ban njëriñ la am ban utilité la am ban Sénégal moo xam lenn mën naa la jox lu bëree bëri yoo xam ne si ne ay structure la yoo xam ne président moo ko créé doo ma ne ma structure bi lii la Sénégalais bi xam lan lay jëriñ comme yéen yi nga xam ne ay jàngkat ngeen peut-être yéen xëy na bu ngeen gëstoo da ngeen génne structure da ngeen mën ne lii xëy na man lii mooy njëriñ mais man xamuma ko franchement xamuma ko ndax opposant yi nga xam ne si ne boo xoolee track bi biñ ko commencé ñëpp ci kontaanam mais xoolal parmi ñi fi jaar ñëpp bu fekkee intérêt Sénégal la ñuy wax réellement kenn ku ne ku dee ak sa bàmmeel
Karim Wade bi mu amee trac ñëpp dañu ci bëri bokk feneen dañu kontaanoon gëm ne vraiment milliards yi ñuy wax Sénégal moo ko moom am na jusqu'à présent léegi projet Karim Wade rek bu ñu la waxoon ñaata lu coûté le Sénégal président war na ci def bilan teg ne projet Karim Wade temps la ñu coûté ndax fii rek Napoli gii am na ñu fi ñëwoon di def ay enquêteurs ak seen projet ci problème boo xam ne bateau bi nga xam ne mooy bateau aussi ban résultat la ñu yóbbu Sénégal parce que loolu lan la te ñi fi ñëwoon bu waroon fu ma war a dem en samay per ju mu leer ma ne man je gagne temps am naa temps par jour am naa hôtel am naa lii lan laay def damay toog su ma waree def une semaine ma def 2 mois dajale samay per ju mu def sama poste gisuma dara feneen ak feneen mais su Karim taxawee ne mën na fay wala Khalifa Sall rek laa la jox un preuve boo xam ne si Sénégalais bu ne war na la yee rek mu yomb Khalifa Sall dañ ko accuser 1 milliard et quelque Khalifa Sall d'accord ne naa joxe 1 milliard et quelque nga ne ko non doo joxe xaalis mais loolu lan lay nuru xanaa boo. loolu mooy ma ñëw ci sax ci loolu. peut-être loolu li ko intéressé mooy peut-être mu bañ ñoom ñaan ñëpp ñu bañ a nekk candidat ci élection yi lu may dool ci loolu mooy loo xalaat ci le fait que ñu recalé Karim Wade ci élection yi résultat provisoire yu conseil constitutionnel ba pare loo xalaat ci parrainage yi tamit ni ñu ko doxalee. parrainage selon moi mën na nekk lu baax mais dañ ko gaawtoo ndax parrainage bi dañ ko gaawtoo bi mooy su fekkee ne damay créer benn affaire boo xam ne ñi ma koy jox maturé guñ wala liñ ci war a def xamaguñu ko dinaa toog ne leen kat yàkkamtiwul ndax man li ma yaakaaroon parti au pouvoir warul bokk ci parrainage président warul woon bokk sax ci parrainage bi selon moi man samay question li nga xam ne loolu laa gën a yaakaar lan la ñuy yaakaar benn muy ñaar deuxièmement parrainage bi li ko gën a luusal ba nga xam ne mënatuma comprendre Mimi jarul woon muy njëkkante di daw di déposer ay parrainage ku am 3 millions de parrainage yow lu ñu la décalé normalement amoo problème yow mën nga tëdd nelaw selon toi rek léegi loolu rek dafa yee ñu bari man su fekkente ne danga ma ne ma man am naa 3 millions de personnes yow miy wuti ay 800 ay 400 000 ak 700 000 ak 900 000 personnes wala nga am 600 000 du ma xëccanteeg yow di dawandoog yow ndax man li ma yor mi ngi sama poos mënoon nañoo nekk dernière jëlul woon sax ñuy bousculer foofu ba la fa xew fa looloo tamit daf lay wanaat erreur yi nga xam ne parrainage bi actuellement moo génnewaat lépp ndax dama déglu benn affaire boo xam ne daf ma metti Amsatou Sow Sidibé daf ne jëkkëram ci boppam dañ ne ko parrainage am baaxul xanaa nag lu bon en tant que un professeur de droit ñu ne la yow mii li nga bind baaxul loolu rek lan la war a jox Aïssata Tall Sall daf ne moom itam beneen Aïssata Tall Sall daf ne moom itam beneen affaire boo xam ne moom itam daf ma jaaxal nee na ay conseil municipaux yoo xam ne ñoo ko parrainé ñu ne leen nekku leen ci seen parrainage baaxul mais xanaa nag yow itam ñoom lu ñu nul vraiment ñooñu war na ñëw leen war na sax boole du génne ñeneen ñoo xam ne sax bokkuñu foofu. daal ci yow ni nga ko gisee daal parrainage bi daal moom dafa xaw a takk suuf quoi. amul takk suuf daf na rip moom kay amul takk suuf daf na rip naa la wax loolu laa lay wax man kay dama naa la daf na rip te man dama ne un outil la xoolal ñi fi génnee ñëpp. xam nga man li ñu def nii man dama defe noonu amoon na beneen affaire boo xam ne mën nañu décaler ay candidats mu gënoon a yomb ci ñun ndax nit ki moom mooy réfléchir xam tey bu ñu ne woon tey jii chaque candidat dafay verser 3 millions 300 millions pour être candidat présidentiel 300 millions 300 millions la boo amul 1% da ngay fay un pénalité sa parti dañ koy reyee loolu gënuloon simple. mais gëmoo ne 300 millions yi ku am doole rek moo mais bien sûr mais d'accord mais loolu dafay am loo xam ne loolu lay joxe parce que buñ ne xam nga boo xoolee fu mel ne Italie nga xool fu mel ne aux États-Unis nga xool fu mel ne France ñoo ñëpp xoolal primaire yi xoolal fii Italie bu élection ñëwee ni muy simple est-ce que li ngay dégg Sénégal ñaata millions moo nekk fii 56 millions de personnes ñoo dëkk fii ñun 15 millions la ñuy à peu près te àggaguñu foofu 15 millions de personnes yow nga dégg waja bu dul jeex fii nga gis ni mu nekk ni
ay 56 millions de personnes doo gis lu mel noonu yow fii nga nekk combien d'années mas ngaa gis élection xew fi ba nga gis li nga gis Sénégal parce que ils sont organisés est-ce que ay parrainage yooyu am na fi élection yi parce que li may wax rek li may déplorer mooy bu ñu defoon un bulletin unique moo gën a simplifier fuuf duñ taqal bureau ku ñuy wotee duñ taqal dara benn bulletin la boo ñëwee candidat bi ak ki nga xam ne moom nga choisir. loolu opposition bi jot na ko proposé. mais président moo yor dooleem président moo yor dooleem te moom doole lay demee gars yi léegi dematul ak ñoom ay loo xam ne si droit parce que man li ma gis keroog bi ñu ko posé question ak ni mu réagiré wax dëgg yàlla kilifa man rafetlu wu ma ko kilifa dama koy jox mu rafetlu loo xam ne tey ku ko def mu metti ma wala ni nga xam ne moom la ñuy jàppee gars yi ci mbir mi ku ko def sama mag wala sama rakk mu metti ma wala mu neex man su ma doon mooma lu sës ci man laa njëkk a teg fi mu ko war a teg nga xam ne ndek ki sës ci man laa mënut a épargner rawatina ke nekk ci àll bi man pour man loolu laa gis. mais élection yi noo ko gisee élection yi di ñëw nii gëm nga ne opposition di war na ci mën a génn war na ci mën a liggéey ba mën a génn quoi parce que ñu bëree ngi ne am na problème fichier bi te problème fichier bi tamit duñ ko lijjantewul dina xaw a doy waar parce que nee nañu fichier bi ñu yóbbu conseil constitutionnel du fichier bu baax bi yow doon nga ci xalaat. mais aussi loolu beneen affaire la parce que lan nga mën a nekk jël benn fichier boo xam ne leer na ne nee nga carte d'identité yi dépassé nañ ci 52 milliards te nekk doon priorité ndax actuellement fichier bi ñu yoroon ak carte d'identité yi nga xam ne moom lañ prolongé actuellement mooy fonctionner Sénégal pourtant ancien carte d'identité jusqu'à présent mooy fonctionner Sénégal tey boo demoon banque yóbbu avec les nouveaux carte d'identité doo ko rek Milan gu jege gii ñu sës ñaata xale ñuy déplacé wu fii dem nga yóbbu sa carte d'identité pour demander un passeport ñu la carte d'identité ba baaxul te ngay ne carte d'identité bi dépensé nañ ay combien de milliards il faut que ñu revenir à nous-mêmes ndax nit ki na tolloo na def la mu tollool lu fi jaroon daw bay daanu amu fi milliards yooyu lépp xajoon na feneen am na ñoo xam ne dañu feebar mun ñu faju am na ñoo xam ne dañu war a mën a jàngi wuñu am na yeneen yoo dañu war a mën a naanuñu yooyu yëpp muy problème yoo xam ne c'est des problèmes fondamentaux yoo xam ne moo nekkoon gën a nekk priorité. arène nationale bi maa ngi jégalu damay dugg ci rek benn affaire bu ndaw laa lay jox pour nga xam ne si ne man mënuma comprendre arène nationale bi ban priorité la war a doon parce que man su may def partenariat avec un partenaire solide boo xam ne daf ma war a mën a jàppale d'une manière boo xam ne dama koy yëg sama population kenn ku ne gis ci boppam tey su ma ñëwoon di def partenariat avec la Chine mu ne ma alors am naa benn projet defal ma benn projet ma financé la ko man du ma ko def ay arène je préfère faire une université boo xam ne si ne doomu sénégalais bu ne mën na cee jariñu ëllëg wala ma xool benn hôpital moderne boo xam ne si ne bëri na yoo xam ne si ne am na lu faj yu bari yoo xam ne ñu ngi koy faj ci yeneen réew mi mënu ma ko faj sama réew ma def ko fa su ko defee population bi kenn ku ne ñaata nit la ñuy évacuer par jour yu dem à l'étranger loolu gënu woon a nekk priorité ab arène bi bu fekkoonte ne compétence yi ñuy wax ak ni mel la mel lamb bu démb ji rek preuve joxe nañu la preuve ak combien de milliards le président waxoon daf ne moom moo yéeg ci podium bi ne attention un bijou ngi nii un joyau ngi nii lii na ngeen ko fonk bu leen ko yàq ndax c'est l'unique en Afrique benn la fi ñépp kontaan mu ne nag da ngeen xam ne coûté na état Sénégal 32 milliards la Chine yéeg ci même podium bi ne moom moo ko defar may ko Sénégal mais quand même fan lañ nekk et puis ma amaat beneen affaire boo xam ne moo ma gën a metti wat autoroute Ila Touba pour man nekkul une priorité ndax am nañ lu ko gën a nekk priorité ndax ñu ngi doon démarrer di dem ci yeneen. ah mais gars yi à part priorité bi gars yi nee nañu sax li mu jar dafa cher trop. mais amul fenn ci àdduna bi Baratal wax na ko premier tranchant deuxième tranche troisième Baratal moo ko wax damay tudd tur ndax moo ko wax ma dégg ko keroog bi mu demee France deuxième phase de PSE bi ko président di wax dafa am lu mu wax lu am importance dama dégg bi muy lim mu boole ko ci ne vraiment comme xam nga léegi kon day wane ne français yi kon financement bi jaar na foofu mu demaat Touba ñuy inaugurer affaire bi président toogaat ak ñi nga xam ne ñoom la doon toogal muy chinois yi neen ñoom lay remercier ndax ñoo ko financé di remercier la banque les banques chinois léegi nag ñan la fan la ci première tranche bi ci la financement bi génn wala chinois yi ñoo ko financé aussi moom itam muy ñaari affaire yoo xam ne si ñoom ñaar ñu parallèle la dafay doy waar
dama bëggoon ñu waxtaan ci justice parce que justice dafa nekk lu am importance ci dëkk su demee ba justice doxatul day xaw a doy waar te temps yi moom vraiment ñoo ngi yëkkati baat yu bari ci kaw justice léegi dama bëggoon nga wax ñu ci dara parce que tamit doo déggee ñenn ñi waa gouvernement nee na justice moom moo ngi dox comme ni mu waree waa wujj bi nee nañu justice bi moom daal instant bi dafa tëdd léegi dama bëggoon nga wax ñu ci sa xalaat. muy une question pertinente boo xam ne Sénégalais xale yu ndaw yi raam sax xam nañ lan mooy la justice sénégalaise xam nga bi ñuy def parrainage bi conseil constitutionnel dañ leen poser des questions ñoom ñu xam ne mënuñu ci àddu ñoom ñoo xam ne mënuñu ci àddu lu ma mënta àddu ëllëg du ma ko juger man dama naan lii mën naa ko àddu jël samay responsabilité bu fekkee ne mën na cee nekk ma tontu la ci comme nee naa la man ñun mënuñu ci tontu li ma mënta tontu nan laa ko mën a àtte loolu rek da lay jox beneen exemple nga xool ñoo xam ne si ne dañ leen a épinglé ñu def lu wóor wala nga dégg nit wax ak wax boo xam ne bu rëy boo xam ne réew mi mën na ci basculer kenn du wax nga gis xale bu ndaw wax benn affaire bu ñàkk fayda ñu jël ko dig woo ko wala nga dégg benn rappeur wala benn chanteur bu woy benn affaire gars yi jàpp nga dégg man maa toog Moustapha Cissé Lo ne immeuble yi ngeen gis fii yépp ay jaaykat drogue la ma na ma procureur woo ay maletu xaalis la ñuy yor ay drogue ay jaaykatu drogue ñoo ko yore fii Ndakaar ki xam lool di la ko wax ne la maa ko xam na ma procureur woo man procureur kon lan la fay jëriñ bu fekkoonte ne benn opposant moo ko wax wala leneen fan la affaire bi jub selon vous rek dama lay expliquer ci affaire boobu xool nga loolu est-ce que dal na sa xel wala dalu sa xel déggoo loolu boo duggee ci réseaux sociaux yi nga dégg ko wala nga dégg ñoom bu leen neexee ñu woo ku leen neex saaga leen wax leen lu leen neex bu keneen waxee leneen ñu woo ko dig boo xooloon tey chaque jour je sais boo doon yëg ñi nga xam ne ñoom la ñuy xëy di convoquer par jour xamoon nu mu toll parce que nee nañ offense chef de l'État wala leneen d'accord suñu président de la république la boo xam ne kenn ku ne dafa am cër bu ko yàlla jox ñu jox ko ba mat sëkk mais nag ci kaw moom itam mu xam lan la yor jarul muy présenté wu fu mu dem naan man maay président non jaru ko yàlla def na ko ba pare ku mu neex ak ku mu naqari mooy su président boo dem Sénégal mais nag président day dem ba nga xam ne day fàtte ne loolu dañ ko fal moom fu mu toog discours am il faut mu wan nit ñi ne man maay président wane ne doole ji maa ko yor gis nga bërki démb dégg nga doole ji ñoo ko yor wala affaire wala lii wala doole yàlla moo ko moom maa Abdou da ko daan wax maa Abdou si yàlla nañu ko yàlla fayal da daan wax bu leen yàlla jël ñu fale leen ci seeni doole ngeen wëltiku jël doole jooju leen ko xeexe te loolu moo nekk Sénégal tey kon nag justice Sénégal moom vraiment gisuma ci lenn loo xam ne man gis naa ko mu dal sama xel man fii Italie fi nga nekk ñeneen fi lañ nekk tey droit am na fi ndax bu en tant que immigré am na loo xam ne si ne ñeme nga koo def fii te ñeme nga ko def Sénégal ñaata yoon la ñoom El Hadj Omar Ndiaye wala yéen wala kenn xëy suba def benn communiqué mu daw yónni benn affaire suba dañuy def manifestation est-ce que duñu leen ko autoriser Sénégal man moo bokkee parti au pouvoir mën naa toog tey bu subaa moo woo waa koñ bi ne leen waa APR dañuy def benn sitting wala nangam kenn du wax mais opposant dañu war a bàyyi nit ñu libre seen bopp la justice fait son travail. pouvoir yi la ñu war a diviser tant que diviser wuñu les pouvoirs judiciaire ak législatif Sénégal du mës a jóg ci loolu moom yàlla moo ñu ci mën a dimbali ñu génn ci dëkk bi mën a dox mais tant que loolu ñu ngi leen di boole toujours dara du problème bi day yokk noonu laa ko gisee man. léegi egsi nañu ci fin émission bi li ñuy def rek mooy fàttali ne tey ñoo ngi doon dalal suñu xarit Pape Seck nekk responsable parti démocratique sénégalais biir campagne yi donc léegi Pape lu ñuy def rek mooy jox la dernier mot nga nuyu sénégalais. ma leen di remercier te di leen ñaanal yàlla na suñu borom sàmm leen di ñaanal suñu kilifa diine yi nekk Sénégal yépp yàlla na leen suñu borom aaral boppam. sàmm leen suturaal leen ba lépp li nga xam ne liggéey yi mag ña bàyyi woon seen loxo yi yàlla yóbbal leen ko fañ ko bëgg yàlla na ko yàlla def njabootu Sénégal yi yàlla na ci yàlla teg loxo def fa jàmm ju yaatu élection yi ñi ngi ñaan it yàlla na ko yàlla def muy élection yu apaisé kenn ku ne gis ci sa bopp le meilleur gagne képp ku suñu borom jox nguur gi nga gouverner ko nga xam ne léegi toujours kenn ku ne war na mën a nekk référence ci sa morom ndax boo gisee erreur bi kii di def
war nga ko mën a invité pour demain xam ne nag bañ ne xëcc ñuy bàyyi xëccoo bi dafa ëpp ndax mënuñu juróomi nit yu ne bëgg a créer un parti politique c'est impossible aussi yooyu moom itam lu ñu war a déplorer la te kenn du ko rafetlu ma leen di sant di ñaanal seen télé seen tiivu Daaru Salaam ñu leen di ñaanal fii yeneen télé yi àgg yàlla na suñu borom jàppale leen ba ngeen àgg fa ni ngeen ko bëggee ba nga xam ne ndax dama kontaante bi mooy dama gis ngeen di liggéey loo xam ne si ne diaspora bi moo tax kon nag ñu ñaanal Sénégal yi nekk diaspora bi aussi ñoom itam yàlla sàmm leen aar leen ba kenn ku ne delloo la sa njaboot kenn ku ne projet boo envisagé sa bopp yaakaar ne ay ngëneel la na nga ko bëgg yàlla na ko yàlla defal te doo ci gis dara lu lay lor Sénégal yàlla defal ñu jàmm ju bare ndox mu sedd àdduna bi yëpp yàlla def ci jàmm ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf.